assalaamu aleykum wa rahmatullah leeral diine l'islam maa ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال في حديث صحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله gannaaw sant nañu yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli si yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente boo xam ne dafa wax si hadith sahih ma taraktu shay'an yuqarribukum ila allah illa wa amartukum bih moom yonente bi neena moom bàyyiwul lenn boo xam ne ibaada boo xam ne dafa lay jegesil yàlla suñu borom ludul moom dafa ñu ko digal waaw bu dee sa wolof bi leerul insha allah su ma ko waxee si arab gaay dañu koy mottali dañu koy xam insha allah xam nga ma taraktu shay'an ma nafiya shay'an nakira ba'da siyaqun nafi ta'ummu yani ma taraktu shay'an yonente bi bàyyul dara boo xam ne day tax nga jaamoo noon yàlla mu tax nga jege si yàlla subhanahu wa ta'ala ludul moom dafa ko digaloon dafa ko digal dafa ko wax dafa ko leeral ba mu leer nañ balaa muy génn fii si àdduna kon lii mun nañu doy ak jaamu yàlla yoo xam ne dañu ko sos ñu indi ko gannaaw ay yonente ak sahaba ak gaay ñoo xam ne ñooñu la yonente bi di tagg waaw kon insha allah suñu waxtaan bi mooy suñu bayaan bu ñu bëgg a def fii mooy si wàllu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis yonente bi àgguñu si gis yàlla kay gis yonente bi fii ra'yal ayni gis ko fii yaqazatan la manaman yàlla def na mbokk mi démb mooy Mbub Khalifa Mbub yaakaar naa loolu la tudd dañu waxtaanoon pour ñu def ko débat démb mu daal di daw lakkatu kenn gisu ko démb yëpp daw yàlla def hadis bu boo xam ne dégg naa mu ngi ko wax ida haddasa kazab hadis bi dal ci kawam moom si boppam wa ida waada axlaf waaw kon insha allah mawdu boobu lañu bëgg a fii topp di ko bayaanal suñu mbokk julli ñi insha allah ñi koy jéemu rek assalaamu aleykum wa rahmatullah waaw léegi mawdu bi mooy bayaan bi yataallaqu هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا يقظة لا مناما ndax est-ce que mun na nekk nit gis fii yonent bi fii si àdduna bi fii muy dem muy dikki
masalan ngay dem si àll bi nii nga daje ak yonente bi wala ngay dem si jàkka bi nga daje ak moom fii si àdduna lu raayal ayni mooy nga gis ko yaqazatan waaw bëccëg ngeen daje est-ce que loolu mun na nekk wala munul nekk awalan loolu soo xoolee nga ànd ak xel nga xalaat mooy sa xel balaa ngay dem si nassu alqur'ana wala hadis sa xel bi léegi nit koo xam ne dafa woote moom day gis yonente bi fii si àdduna bi fii muy daje ak moom bëccëg wala moo xam guddi léegi yow kooku koo xam ne woote na moom dana gis yonente bi kooku est-ce que du martaba la am martaba mooy dafa nekk dafa nekk nit ku baax nit ku am xam-xam nit koo xam ne day jaamu yàlla nit ku sellal nit ku baax est-ce que du kooku moom ku mel noonu ngeen di gom gis na yonent bi fii si àdduna ngir lan lu tax moom su ko wootee man gis naa yonent bi fii si àdduna lu tax ngeen nangu ko parce que moom boroom xam-xam la moom ku ragal yàlla noon ngeen ko jàppee wala noon nañu ko jàppee ñun ñëpp dafa ragal yàlla dafa nekk boroom xam-xam dafa nekk waliyu dafa mel nii loolu moo tax su wootee loolu ñu nangu waaw kii mun na ko gis du dëgg waaye léegi ma leen di laaj ngir yàlla ak yonente bi est-ce que moom dafa am xam-xam ba mu ëpp sahaaba yi est-ce que moom dafa am martaba ba mu ëpp sahaaba yi est-ce que moom dafa am ragal yàlla ba mu ëpp sahaaba yi léegi xool leen foofu rek bu dee kii lu tax nga nangu lu mu wax mu ngi gis yonente fii si bëccëg lu tax parce que boroom xam-xam la est-ce que day ëpp Ali ibn Abi Talib wala Aboubacar wala Umar bu dee wàllu ragal yàlla est-ce que dana ëpp Aboubacar Umar Ousmane Ali wala Fatimatu Zahra bintu rasulullah sallam est-ce que dana ëpp ñii bu dee si wàllu askan bu baax kanaa du passé kay Ali ibn Abi Talib ak Fatima ak yu mel noonu léegi bu dee nag moom soo nangee moom ëppul ñooñu ëpp leen dara parce que soo xoolee yaaqutatul farida day wax foofu sëriñ bi nee na amaluna mooy ñun suñu jëf soo ko peesee ak jëf sahaaba yi day mel ni comme gada bu mu rawee ak nam la kooku ñooñu xam nañu ko ñiy dégg arab noonu la sahaaba yi seen jëf yi mooy rawee jëf ñeneen ñoo xam ne ñooñu duñu ay sahaaba lañ kon soo fekkee nangu nañu sahaaba yi moo ñu ëpp daraja moo ñu ëpp fuu léegi nag su fekkee nag daraja moo tax yow yonente bi mu ngi la feeñal fii si àdduna léegi lu tax yonente bi musul feeñ benn nit amul benn boroom xam-xam bu la neexee nga laajte ku la neex kooku moom mbuub lu mu tudd sax xalifa mbuub lu mu woote xam-xam du woote di bakk laaj ko nana indil benn hadis boo xam ne day wax Aboubacar gis na yonente bi fii si àdduna wala Umar gis na yonente bi fii si àdduna wala yu mel noonu sahaaba yi kenn si ñoom musul gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii si àdduna kon bu dee wàllu martaba kanaa ñi koy gis kanaa dañu ëpp yonente dañu ëpp sahaaba yi ëpp ñu ko yow nangu nga ëpp ñu ko léegi lu tax léegi foofu la ñu war a gestu nag léegi foofu dañu war a gestu foofu am na lu nekk foofu fekkente du wàllu martaba du wàllu xam-xam du wàllu ragal yàlla moo xam yonente bi nga koy gis fii si àdduna parce que nangu nga bu dee loolu kay sahaaba yi gis ko bu dee loolu sahaaba yi gis ko parce que nangu nga sa sëriñ ëppul jegewul sax tolloo ak sahaaba yi si wàllu li ma kontal yépp du dëgg kon foofu ngay xam ndekete te nag soo xoolee sahaaba yi kenn te ñoom am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi doon gente yonente bi est-ce que parce que daañu ñëw si hadis bu ñuy weer
ñu am foofu fahamu suul fahami boo xam ne foofu la ñu wéeru te seen fahamu bi suul fahami la ñu am foofu daañu ñëw foofu sahaaba yi ñu bari gente nañu yonente bi si nelaw sahaaba yu bari gente nañu yonente bi si nelaw ñu gis ko si nelaw waaye kenn si ñoom amul kenn ku muse woote gis na yonente bi bëccëg amul waaye léegi nag ñii ñi koy woote fan la ñuy jaar ba ñu am loolu ndax du si wàllu martaba du si wàllu ragal yàlla du si wàllu am xam-xam xam nga du foofu kon fal la léegi foofu la ñu war a gëstu kon su fekkee loolu nag amul kon ban buntu la ñu war a jaar ban buntu la ñu am sañ-sañ soo xoolee nit képp koo xam ne mu ngi woote yonent bi dañu koy gis fii si àdduna fii yaqazatan la manaaman xam nga man waajibi so fekke woon démb mu ngi toox ñu ngi débat am na yeneen fa ma doon jaar ak moom boo xam ne sax duma ko wax fii yëpp sax incha allah waaw parce que amul kenn ku la mun a indil hadisan sahihan wala nassan waadihan buy wone nit mun na gis fii yonente bi yaqazatan la manaaman fii si àdduna amul lan la lay indil imaamu Suyuudi nee na imaam diw nee na mun nañu ko gis diw nee na mun nañu ko gis diw nee na mun nañu ko gis waaye ñooñu su fekkente wax ñooñu la bugg a basé ñooñu dañoo teg wakam fale bu dee sahaaba sax so taxawoon fii mu ne yonente bi mun nañu ko gis fii si àdduna dañu koy weddi sahaaba si boppam soo ko waxee dañu koy weddi waxantewu ma saa wax keneen kon xam nga duñu wax keneen gayruhum min baabi awla inkaarina gayruhum min baabi awla parce que lu tax day fekke sahaaba bi du question dañu koy tuutal de déedéet day fekke waxana kaddu boo xam ne dafa wuute ak alqur'aan ak sunna loolu moo tax ñu delloo kaddu boobu waaye du question tuutal sahaaba bi kalla abadan ndax sahaaba yi si boppam ay nit comme ñun masalan ñoom si boppam dañoo def yenn saa ijtihaad ñu am si ay xadaw ñu juum si seen ijtihaad bari na am na si ñoom waaye képp xaddu yoo xam ne day si juum gars yi day wax bii nag sahaaba bi juum na fii duñu ko si stop loolu kay ku jàng bu ne xam nga loolu du dëgg aywa léegi nag so fekkee nag nit amul kenn ku la mën a indil hadis buy wax yonente bi dañu koy gis fii si àdduna amul kenn ku lay wax ay alqur'ana bi tegtal na yonente bi dañu koy gis fii si àdduna si wàllu nag urunul umamul maadiya mooy xeet yoo xam ne bokkul ak xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam duñu waxu ñooñu sax bu dee sax am na seen zaman nit day dee mu dikki mu génne du ñooñu ñun nekkuñu si seen umma ñun si umma yonente bi la ñu nekk waaw si umma yonente bi bii la ñu nekk léegi nag li ma leen wax rek nit amul kenn ku mun a leen indil hadis mu ne hadis bi mu ngi nii hadis bi nee na man yonente bi dañu may gis fii si àdduna suma deewe wala ay alqur'ana bi mu ngi nii nee na yonente bi de so deewee da ngeen koy gis foofu si àdduna amul kenn ku mun a indi loolu kon hadis boo xam ne boobu lañu sànkee nit ñi lañuy wootee ñu ngi gis yonente bi si hadis boobu daañu si dikki incha allah si kanam waaw léegi nag am na hadis yoo xam ne bu sahih day wone yonente bi kenn du yonente bi du keneen lu dul yonente bi amul kenn kuy dee ba pare
génne fii si àdduna ñeewat balaa yawmul qiyaama hadis boobu da koy tegtal loolu amul daañ si ñëw incha allah si kanam am na aaye alqur'aana boo xam ne encore day wone waaw bu dee si wàllu soo xoolee ñu ne li ma leen di wax sànka mooy lan mooy yonente bi musul génn fii si àdduna ñeewaat fii loolu musul am du musa am encore parce que bu dee woon yonente bi dana ñeewaat fii si àdduna mu dee ba pare dikk ñeewaat fii si àdduna waaye sama gaay léegi gannaaw yonente bi bu mu faatee bu mu génnee àdduna dafa amoon ay wuute yu bari yaani waqaal xilaaf waqaal al xilaaf bayna sahaba baada wafaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yonente bi faatu na sahaba yi si boppam dafa am wuute yu bari yuy xew seen diggante wuute yu bari xew na seen diggante wuute yooyu bokk na si sabab kii mooy kan mooy nekk xalifa diggante al ansar wal muhajirin diggante ansar wal muhajirin loolu ku jàng ku ne xam nga loolu am na dafa am seen diggante ay wuute ansar nee na minna al amir wa minkum amir léegi ansar yi ñu ne ñun daañu am amir yéen itam kenn na am foofu amir ñu nekk ñaari xalifa muhajiruna yi nee na déedéet loolu munul nekk xalifa kay kenn rek mooy am kenn duñu mun a am ñaari xalifa ñu am seen diggante ñaari firqa yi ñaari kuréel yi ñu am wuute yu bari ay xilaaf yu bari seen diggante an nizaa'un shadid ñu xaccante foofu ba léegi ba loolu moo tax sax ba mu tax sax pour ñu suul yonente bi des na foofu salasata ayyam biduni dafnin yaani bila dafnin yonente bi nekk na foofu ñetti fan suulu wuñu ko parce que lu tax ñu ngi am seen diggante ñoom julli ñi kese ay wuute kan moo wara toog si xilaafa bi ak kan ñu ngi wuute yonente bi mu ngi bayna azhurihim yonente bi mu ngi foofu tedde yonente bi mu ngi foofu léegi nag yéen ana seen xel yi wala ana suñu xel yi ñun léegi bu dewoon yonente bi dana génn fii si aduna lu tax génnul foofu génn fale wax foofu benn waaji woowal ma diw ñëw mu ne ko soo demee si gaay wax naa la kenn kii na nekk xalifa diw na nekk xalifa wala diw na nekk xalifa yonente bi waxu ko heure boobu sax suuluñu ko mu ngi noon ñu ngi am seen diggante nizaa'un shadid mooy xaccante seen diggante kan mooy nekk xalifa yonente bi mu ngi foofu teddi ñetti fan mu ngi foofu waay léegi lu tax kooku kay génnewul foofu mu ne leen diw moo war a nekk xalifa man diw laa def xalifa lu tax yonente bi génnul foofu salawatullahi wa salaamuhu alayhi aywa léegi xam nga yonente bi so génnoon foofu est-ce que wuute bi dana doon foofu la doon arrêté mu jarradu mu génnee foofu wuute bi waaw troisième bi léegi wala deuxième bi sax wax nañu première bi qad waqa al xilaaf bayna sahaba baada wafaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi sababi al xilaafa loolu wax nañu ko te yonente bi génnul foofu te mu ngi noon balaa ñu koy suul sax kana foofu moo gën a yomb kay ñeewat ثانيا اختلاف أبي بكر الصديق مع فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها على الميراث boobu itam amoon na wuute diggante Abu Bakr ak Fatima boo xam ne doomu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam si wàllu donno bi mooy donn lañu koy waxee de mooy miiraas bi pour mu donn ko pour Fatima nee na day donno baayam yonent bi nee na kii Abu Bakr Siddiq radiyallahu taala anhu nee na déedéet yonent bi
waxoon na yonente kenn du ko doon waaw yonente bi dafa waxoon nahnu ma'sharul anbiya la nuwarrasu ma tarakna sadaqa Fadima nee na déedéet moom day doon wuute boobu amoon na seen diggante seen mbokk suñu mbokk yéen suñu mbokk julli ñi yéen julli ñi yéen nit sa xel bi ak sa xam-xam loo koy njëriñoo waaye sa xel munul nangu ne sa xel munul xalaat ne yow sa diggante ak yàlla bu de woon yonent bi dana génn fii si àdduna lu tax génnul mu xaar ba si guddi mu génne mu ñëw fi mu dem si Abubakar radiyallahu taala anha mu ne ko hee Abubakar bàyyi ko mu doon rek waaw wala déedéet mu xaar ba si guddi mu dem si doomam Fadimatu radiyallahu taala anha mu ne ko sama doom kaay maa waxoon man kenn duma donnu man maa ko waxoon bàyyi xilaafa bi bàyyi seen kii xaccoo bi bàyyi ko te loolu amu woon yonent bi musul génne mu ne Ababakar lii ak lee yonent bi musul génne dem si Fadima si doomam mu ne ko lii ak lii yow yonent bi musul génne doomam musul génne fii si àdduna mu gisante ak doomam te doomam mu ngi mer te xam ngeen saa si borom siiray lu ñu wax moom mer na bi mu génn si àdduna mu ngi mer ba mu génn si àdduna mu ngi mer kii Abubakar ba mu nekk fii baada 6 ashhurin baada wafaati abiha mu nekk fii juróom benn weer gannaaw baayam génn na àdduna loolu la nekk fii te xoolal yonent bi wax na foofu hadis nee na Fatimatu bidaatun minni yasuuni ma asaaha Fatima moom de sama cer daal bidaatun minni lépp loo xam ne de waaw so loolu weesee mooy sànq dama ko dagga fekk dafa am ñi ñëw léegi so loolu weesee foofu moom xam nañu léegi képp koo xam ne sa xel dafa wer xaw ma ko wéradu de waaye ku koo xam ne sa xel dafa wer lii da nga si war a xalaat nga am li nga si jël mooy fan mooy kooku diggante Fatima ak doomu yonente bi mooy diggante Abubakar Siddiq koo xam ne yonente bi wax na hadis boo xam ne day wone hadis boobu moom yonente bi nee na Abubakar la gën a buggu nit ñi yëpp benn hadis wax na foofu moom yonente bi te gis ngeen sànka yonente bi nee na Fatimatu bidaatu minni yasuuni ma asaaha gis nga xam nga foofu wone na kay moom amul ku mu toll ak Fatima te encore moom dafa leeralal nit ñi moom yonente bi luy wone Abubakar la gën a bugg nit ñi yëpp waaw nee na ma ahadun amanna alayya fi nafsi wala maali min Abubakar Siddiq hadis bi Bukhari moo ko sol aywa léegi te xoolal yonent kii Fatima ak kii Abubakar koo xam ne ñaari nit ñoo xam ne yonent bi leeral na balaa muy génn si àdduna bugg na leen te léegi xoolal lu kii xoolal loo xam ne xew na seen diggante bi xoolal loo xam ne xew na seen diggante ñoom ñaari mooy kooku mooy Fatima nee na day donno baayam aywa Abubakar mu ne ko déedéet aywa léegi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku sol hadis ku wax yonente bi mus na génne si àdduna mu génne si ñaari ñooñu mooy soo xoolee
moom yonent bi wax nañu ko sànka ñëwul si Abubakar mu ne ko léegi bàyyi ko mu donno rek li man maa ko waxoon kenn duma donno waaye kii moom bàyyi ko rek léegi dellu naa si gannaaw loolu bàyyi ko rek yonent bi ñëwul wax ko Abubakar moom yonent bi feeñanul Fatima mu ne ko yow sama doom bi bul mere Abubakar parce que man maa ko waxoon man maa waxoon kenn duma donno xam nga kenn solul xadis boo xam ne day wone loolu amoon na abadan musul am aywa bokk na si encore loo xam ne day wone sa xel nga xam yonente bi musul feeñ fii si àdduna du feeñal fii kenn si nit ñi alxilaaf alladi waqa bayna Talha wa Zubayru wa Aisha wa Ali ibn Abi Talib am na xew-xew bu xewoon diggante Abubakar ak diggante Talha kii sahaaba la Zubayru ak Aisha ak Ali ibn Abi Talib ñoom itam dafa xewoon seen diggante ay kii xare bu tarat waaw nizaa'un shadid wa harbun shadid mooy kii harbul jamal fil basara amoon na xeex seen diggante ñu xeex waaw ñu xeex diggante Aisha mooy diggante nit ñoo xam ne ñu ngi sopp Aisha ak Aliyu dafa amoon seen diggante ay xeex ba mu tax deret bu bari tuuru seen diggante aywa ànd ak loolu yëpp yonente bi lu tax feeñalu leen foofu lu tax demul si Aisha mu ne ko hee bul dem bul génn di dem di xeex ak kenn wala Aliyu mu dem si moom mu ne Aliyu hee bul nangu di xeex ak Aisha léegi yéen sama mbokk julli ñi kana suñu xel yi kay fan la nekkee nag bu dee yonent bi beneen bi encore soo xoolee diggante Ali ibn Abi Talib ak xawaariju yi foofu itam deret bu bari tuuru na seen diggante xeex bu tar xewoon na seen diggante Ali ibn Abi Talib ak xawaariju yi foofu itam Aliyu musul wax yonent bi feeñal na ma te pourtant heure boobu nag yonent bi wallahi billahi xam nañu ko ñun ñëpp mu feeñalool ñooñu si zamaanu boobu moo gën a am intérêt moo gënoon am intérêt fuu ak muy feeñal ay ñii ñoo xam ne mooy loolu ah parce que soo xoolee moom su fekkee feeña woon naa kii Ali ibn Abi Talib mu ne ko bul nangu xeex ak raisu xawaarij yi du ko nangu du ko def waaw moom du ko def moom yonente bi su fekkee dafa génne woon fii si àdduna mu dem si Ali ibn Abi Talib mu ne ko bàyyil bul nangu xeex ak diw Aliyu da koy nangu su fekkente encore dafa génne woon fii si àdduna mu dem si ku jiitu xawaarij yi ku jiitu leen mu dem si ñoom mu ne leen bu leen nangu xeex ak Ali ibn Abi Talib daañu ko nangu léegi nag xeex bi foofu la doon arrêté waaw deret yu doon tuuru foofu dootu tuuruwaat waaye loolu kay kanaa moo gën a am intérêt solo julli ñi ak di feeñal ak lu muy feeñ heure bii ni aywa encore diggante Aliyu ak Muawiya foofu itam xeex amoon na seen diggante ba nit ñu bari gaañu foofu de rey leen reyante am te foofu itam yonente bi
génnul foofu yonente bi musul feeñal ñooñu ñu ne leen bàyyi leen xeex te pourtant xalaat yi bismillahi rahmaani rahim incha allah ba léegi alhamdulillah gannaaw wax nañu ñu ne fekkente woo bu de woon wàllu diine wàllu jaamu yàlla wala ragal yàlla wala bari xam-xam moo tax yonente di la feeñal kon mu feeña woon saxaaba yi waaw bu de woon loolu dana doon day fekkee gis nañu fo ñu waxee moom de musoon na feeñal yoon saxaaba yi bu dee si wàllu jaamu yàlla bu dee si wàllu ragal yàlla bu dee si wàllu bari xam-xam bu dee si wàllu nekk jaamukat bu baax nit ku baax loolu moo tax yonenti di la feeñal kon bu dee woon loolu dana doon musa feeñal saxaaba yi te leeral nañu ba mu leer nañ ñun ñëpp mooy yonente bi musul feeñal benn saxaaba fii si aduna benn saxaaba musul woote gis na yonente bi waaw benn saxaaba musul woote gis na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musul képp koo xam ne am nga si xel ñaari wala gis nga fo ñu wax am na si saxaaba yi ku doon gis yonente bi sallam yàggazatallah man ñëwal si mboolo bi nga wax ko nga wax déedéet man de gis naa saxaaba diw ñu ne ñooñu mus nañu gis yonente bi yàggazatan mu feeñal leen nga indi ci tegtal yu leer nañ comme midi waaw kon wa illa fala waaw mooy suñu xamee nag yonente bi musul feeñal saxaaba yi kenn si ñoom te nag ñu xam encore moom ñoom saxaaba yi daawoon nañu gis yonente bi si nelew daawoon nañu ko gente si nelew ñu gis ko si nelew miraaran ñu bari si ñoom waaye ànd ak loolu yëpp musuñu kenn si ñoom amul ku woote man de gis naa yonente bi bëccëg ñu ñëw si aaya yoo xam ne day wone képp koo xamante na dee na fii si aduna du musa ñeewaat fii abadan aaya bi si suratul muminin yàlla fu muy wax baada auzu billahi min ashaitan rajim summa innakum baada zalika la mayituun summa innakum yawma alqiyamati tubasuun gis nga loolu aaya bi mu ngi ni kooku xalifa Mbaw laaji leen ko ma maana summa fi nahawi si wàllu nahawu lan mooy maana summa li tartib summa taati li tartib gis nga yàlla mu ne fii yéen da ngeen di dee waaw gannaaw yonent bi dee na yéen yitaan da ngeen di dee summa gis nga summa innakum yawmal qiyama tub'asuun gis nga de yawmal qiyama ngeen di dëkki foofu ngeen di dëkki di jóg yawmal qiyama aaya bi day tegtal ne képp koo xamante ne dee na ñu suul ko abadan yawmal qiyama rek aaya bi loolu lay wone waaw kan moo mun a indil aaya boo xam ne day wone déedéet képp koo xam ne dee na mun na ñëw fii si àdduna muy saafante ak nit ñi muy gisante ak nit ñi indi aaya bi nga teg si hadis bi boo xam ne sahih yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana sayyidu waladi adam yawma alqiyama wa awwalu man yanshaqu anhu wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in hadis muslim moo ko solo moom nee na moom mahallu shahid kese laa leen di firil moom nee na wa awwalu man yanshaqu anhu man boo xam ne première boo xam ne suuf si dina xar ma njëkk génne
man moo xam ne man la njëkke suuf si di xar ma génne xaw ma noonu la ñu waxee si wolof waaye daañu comprendre waaw mooy man may njëkk génn si àdduna kon moom mooy njëkk génn si àdduna lii ak aay alqur'aana bi bale dina wane yonent bi mu ngi si suuf si comme ñeneen ñi lu ñu nekkee foofu ni mu ngi foofu waaw mooy aaye bi ak hadis bi ak yeneen hadis yi daañu ko indi insha allah day tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñeneen ñu bokkul ak bismillahi rahmaani rahim insha allah ba léegi alhamdulillah gannaaw wax nañu ñu ne fekkente woo bu de woon wàllu diine wàllu jaamu yàlla wala ragal yàlla wala bari xam-xam moo tax yonente di la feeñal kon mu feeña woon saxaaba yi waaw bu de woon loolu dina doon day fekkee gis nañu fu ñu waxee moom de musoon na feeñal yoon saxaaba yi bu dee si wàllu jaamu yàlla bu dee si wàllu ragal yàlla bu dee si wàllu bari xam-xam bu dee si wàllu nekk jaamukat bu baax nit ku baax loolu moo tax yonenti di la feeñal kon bu dee woon loolu dina doon musa feeñal saxaaba yi te leeral nañu ba mu leer nañ ñun ñëpp mooy yonente bi musul feeñal benn saxaaba fii si aduna benn saxaaba musul woote gis na yonente bi waaw benn saxaaba musul woote gis na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musul képp koo xam ne am nga si xel ñaari wala gis nga fa ñu wax am na si saxaaba yi ku doon gis yonente bi sallam yàggazatal la manaaman ñëwal si mboolo bi nga wax ko nga wax déedéet man de gis naa saxaaba diw ñu ne ñooñu mus nañu gis yonente bi yàggazatan mu feeñal leen nga indi ci tegtal yu leer nañ comme midi waaw kon wa illa fala waaw mooy suñu xamee nag yonente bi musul feeñal saxaaba yi kenn si ñoom te nag ñu xam encore moom ñoom saxaaba yi daawoon nañu gis yonente bi si nelew daawoon nañu ko gente si nelew ñu gis ko si nelew miraaran ñu bari si ñoom waaye ànd ak loolu yëpp musuñu kenn si ñoom amul ku woote man de gis naa yonente bi bëccëg ñu ñëw si aaye yoo xam ne day wone képp koo xamante na dee na fii si aduna du musa ñeewaat fii abadan aaye bi si suratul muminin yàlla fu muy wax baada auzu billahi min ashaitan rajim summa innakum baada zalika la mayituun summa innakum yawma alqiyamati tubasuun gis nga loolu aaye mu ngi ni kooku xalifa Mbaw laaji leen ko ma maana summa fi nahawi si wàllu nahawu lan mooy maana summa li tartib summa taati li tartib gis nga yàlla mu ne fii yéen da ngeen di dee waaw gannaaw yonent bi dee na yéen yitaan da ngeen di dee summa gis nga summa innakum yawmal qiyama tub'asuun gis nga de yawmal qiyama ngeen di dëkki foofu ngeen di dëkki di jóg yawmal qiyama aaye bi day tegtal ne képp koo xamante na dee na ñu suul ko abadan yawmal qiyama rek aaye bi loolu lay wone waaw kan moo mun a indil aaye boo xam ne day wone déedéet képp koo xam ne dee na mun na ñëw fii si àdduna muy saafante ak nit ñi muy gisante ak nit ñi indi aaye bi nga teg si hadis bi boo xam ne sahih yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ana sayyidu waladi adam yawma alqiyama wa awwalu man yanshaqu anhu
wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in hadis muslim moo ko solo moom nee na moom mahallu shahid kese laa leen di firil moom nee na wa awwalu man yanshaqu anhu man boo xam ne première boo xam ne suuf si dina xar ma njëkk génne man moo xam ne man la njëkk suuf si di xar ma génne xaw ma noonu la ñu waxee si wolof waaye daañu comprendre waaw mooy man may njëkk génn si àdduna kon moom mooy njëkk génn si àdduna lii ak aay alqur'aana bi bale dina wane yonent bi mu ngi si suuf si comme ñeneen ñi lu ñu nekkee foofu ni mu ngi foofu waaw mooy aaye bi ak hadis bi ak yeneen hadis yi daañu ko indi insha allah day tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñeneen ñu bokkul ak beneen hadis boo xam ne hadis boobu sahih yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dafa wax yaa Jaabir ala ukhbiruka ma qaala allahu li abika qultu bala qaala ma kallama allahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kafahan faqala ya abdallah tamanna alayya udika qala ya rabbi tuhyini fa uqtala fika saniyatan qala yalla neena fii laay commencé firi fale yëpp xam nañu ko qaala yalla neena innahu damiru sha'ni sabaqa jiitu na minni si man innahum mooy ñii ñoo xam ne dee nañu innahum ñii ñoo xam ne dañu dee ba pare ilayha fii si aduna bi laa yarji'uuna duñu musa delloo foofu képp koo xamante na dee nga ba ñu sulla doo musa delloo fii si aduna hadis bi mu ngi nii waaw fo mo won ya rabbi tuhyini mu ne sama yàlla suñu borom dekkil ma waaw fa ugutala ma daadi dem xeex ngir yow saaniyan parce que li ma gis suñu reyee nit si shahada nit su defee dafa shahad lu muy am si ay ngeneel loolu moo tax dama bëgg nga dëkkilan ma dunduwaat dem xeexaak ngir yow ñu rey ma encore nii la papa Jaabir waxoon yàlla mu ne ko innahu sabaqa minni innahum ñii ñi dee ilayha fii ci àdduna ila dunya laa yarji'uuna duñu musa dello foofu kon hadis bi mu ngi ni comme hadis yi yu leer nii yu leer nañ ko midi ak ay alqur'ana yu leer nañ ko midi comme yow lan lu tax cheytaan di la nax ngay topp ayatul mutashabiha wal ahadithul mutashabiha nga di bàyyi fii ayatul muhkama ak hadis yoo xam ne hadisul muhkam la ku may waxal ni xam na lan mooy mutashabi ak muhkam taalibe xam nañu ko bu dee sax ñii ñi jàngul xamuñu ko aaya yu leer nañ hadis yu leer nañ nga bàyyi leen fii nga dem di topp mutashabiha te yàlla nee na ayatu muhkamatu hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun yàlla nee na fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una mutashabiha assalamu alaykum wa rahmatullah kon insha allah gannaaw indi nañu hadis bi boo xam ne bii kese lañu jëfandikoo si wàllu mooy seen wéeruwaay si wàllu gis yonent bi fii si àdduna hadis bi kese te léegi hadis bi dafa am riwaaya bu ñu yokku am riwaaya bu ñu wàññi soo xoolee riwaaya yi day am hadis bi day nekk yaxtamilu ihtimal mooy yaxtamilu imkaan ru'yatihi fi hadhihi dunya yaqaza wa yahtamilu aidan adamu ru'yatihi yaqazatan la manaman
هذا الحديث يحتمل من جانبين ihtimal xawma dégg lu ñu koy waxee si wolof waaye ñi jàngu ndax ku may waxal ku mel ni Xalifa Mbaw ak amsaali yi xam nañ li may wax dal xadis bi dina wone day yaakaar naa noonu la day wone yenn saa yi soo dajalee riwaaya yi day wone mun na wone day mel ni nit mun na gis yonente bi fii si àdduna yenn saa yi day wone yonente bi kenn munu ko gis fii si àdduna hadis bi mun na jël ihtimaalayni kon loolu itam beneen qaida mu ngi foofu bu wer qaida boobu suñu ko jëlee rek gaay daal di daanu si suuf mooy lan qaida usul ida ihtamala dalil badala al istidlaalu bihi ida ihtamala dalil su fekkee dalil bi dafa am ihtilaal day mun na nekk nii mun na lekk lii mun na nekk nii mun na nekk nii ulamaul usul ñu ne de léegi badala mooy yàkku na mooy kenn warul jël istidlaalu boobu pour nga weeru si boobu déedéet kenn warul jël xadis boobu léegi nga ti def weeruwaay déedéet léegi da ngay jël xadis boobu wala nga jël aaya boobu wala nga jël lépp loo xam ne da nga ko bëggoon def dalil te fekke day yaxtamil min jaani bay ni nga teg ko fale kon xadis bi dafa am ihtimal xadis bi dafa am ihtimal kon mun nañu léegi suñu jëlee qaida usul boobu ida ihtamala dalil badala al istidlaalu bi xadis bi ñu jël ko teg fale suñu ko jëlee teg fale parce que dafa am muhkam ak mutashabiha su fekkee sax dañu nekkoon udul yaani ñoo xam ne dañoo maandu dañoo jub suñu juboon dañoo jël muhkam bi ñu bàyyi mutashabiha bi si hadis bi parce que am na ko so fekkee na léegi gars yi dafa bëgg a jàpp hadis bi kii nee na si hadis bi lay weeru kenn mënul gis yonente bi kii nee na si hadis bi lay weeru mooy nit mun na gis yonente bi fii si aduna léegi ulama ul usul nee na hadis boobu boo xam ne da ngeen di xaccantoo dañu koy jëli ñu dindi ko si seen loxo ñu teg ko fale ngeen de wuuti yeneen ay dalil yeneen tegtal ngeen de wuuti ko si alquran ak sunna su ko defee ñun suñu defee loolu ñu jël hadis bi teg ko fale ñu jublu léegi dem si alquran ak sunna pour wuutu foofu yeneen tegtal boo xam ne day wone yonente bi mun nañu ko gis fii si aduna wallahi daanu nañu si suuf daanu nañu dañu ko gis benn hadis bu ko tegtal dañu gis benn aaya alquran bu koy tegtal parce que gis nañu indi nañu sànq ay aaya alquran luy tegtal yonente bi kenn du ko gis fii si aduna du moom du keneen indi nañu hadisam boo xam ne moom si boppam moo ko wax indi nañu am encore boo xam ne day képp koo xam ne am nga xel koo xam ne da nga war a xam dégg yonent en tant que sahaaba yi comme lu ñu jiitaloon musuñu ko gis loolu sa xel dafa war a may sa xel may la nga xam yonent bi kenn du ko mus a gis fii si àdduna abadan kon day fekk sahaaba yi comme no Ibn Hajar al Asqalaani wax comme day fekk sahaaba yi mawjudun ba léegi sahaaba am na ala kulli xaalin kon hadis bi kese la ñu am ñoom hadis bi kese la ñu am amul beneen ba ñu indi budul bi amul te hadis bi am na ihtimal te sax waaw léegi mbokk mi dégg naa fii déglu naa la léegi si wàllu hadis bi kay su fekkee kay yaa ngi am nopp buy dégg wax naa la hadis boo xam ne muttafaqun alayhi Bukhari Muslim sol na ko wala dégluloo li may wax kon li ma lay wax wer na ak werul boo xam ne wax naa la Bukhari am Muslim sol na ko waaye déglul yëpp ak yi ma bàyyi balaa ma am na yeneen yu ñëw déglu ko ba pare déglu ko incha allah aywa soo xoolee hadis bii buy wax man raani fil manami bu de woon sax jël nga fa so yaraani yagazatan soo ko jële woon sax man raani fil manami képp koo xam ne gis na ma si gént yow léegi suñu la laajalee sa diggante ak yàlla lañu lay laaj foo am firnde bu wer
mooy kii koo xam ne woote na gis na yonente bi lan mooy sa firnde dégg moom gis na ko si maanaam si kii si gente parce que yow gis yonente bi yow tey su ma la gente woon yow su ma la xam nga musuma la gis yow koo xam ne maa ngi waxtaan ak yow su ma teddoon fii ma gente la yow su ma la tedd woon gente la fii nii nga ne ma man may waaji nga wax ma man may waaji lu may xamee est ce que yow lay gis dégg pour kese su ma la nit ki soo waxee man may waaji kese loolu mooy firndeel ne yow lay kooku déedéet nit mun na tedde guddi mu gente nit ñëw si moom mu ne ko man may yonente bi fekke du benn yonente bi moo nekke noonu yonente bi waxula képp koo xam ne wax na la man may yonente bi man may Muhammad wala man may rasulu mooy dégg la moom mooy moom déedéet mu ne la képp koo xam ne gis nga ko képp koo xam ne gis nga su si fekke moom nga gis si ngente bi li nga gente loolu dégg la moom nga gis waaye lan moo lay firndeel dégg moom nga gis si nelaw bi lan moo lay koy firndeel su loolu weesee encore sëriñ boo xam ne wax na gis naa yonente bi si bëccëg mu jox ma lii ak lii ak lii loolu kay saxaaba yi su taxawoon fii mu ne yonente bi su taabiya nit koo xam ne taabii la wala taabii so waxoon yonente bi nee na kenn du ko nangu tey imam Malik su taxawoon mu ne yonente bi nee na nangam dañoo topp hadis bi ñu ne hadis bi wér parce que moom musul dundug ak yonente bi léegi nag fan la ñuy jar ba ñu jàpp hadis boo xam ne moom nee na direct yonente bi nee na loolu soo demee si mustalawul hadis da nga xëy xam foofu si muhaddisina yi ñeenteel bi ñaareel bi xam nga ne saxaaba yi mun nañu gis yonente bi ñu bañ a ko wax waaye yow foo nekke ñoom ñu gis ko si gente ñu wax ko ñu gis ko si bëccëg ñu bañ a ko wax yow est-ce que weer nga ñu gis ko si ngente ñu ngente ko ñu gis ko si ngente si nelaw ñu gis ko foofu loolu ñu wax ko képp koo xam nga gis nga ko si nelaw wax nga ko nit ñi dégg